gros tas xam nga de graisse xam nga un incompétent un voleur un menteur comme Macky Sall kooku moom mooy priorité révolution bi ndax wax jooju noonu donte fekkente ne man ak Mamadou Sy Tounkara bu 2STV du ñuy d'accord ci yu bari mais wax jooju moom ñun dañ ko war a jëfe soo bëggee defar da ngay téye loxo kuy yàq loolu moom laa déggoon mu koy wax ci élection législative yi te dëgg gu wér la waaw ñii nekk suñu réew mii commencé ko nag ci njiitu réew mi Marème Faye Sall li muy yàq ci Sénégal Marème bu demee bay jël 5 millions di ko jox Iran Ndaw pour gàmmoom ay waay kon dalay leer ni liñ koy parrainé ay Sorano ay enveloppe bi muy yóbbul xalifa yi cadeau yi ci nan lay toll kon gàmmu Tiwaawan bii nii Marème Faye fan la jëlee boobu xaalis 5 millions de francs Marème Faye Sall yëkkati ko naan da koy jox Iran Ndaw na ko na moo ko jàppale ci gàmmu gi ñooñu noonu nekk jàpp suñu réew di ko caxatee li ñuy yàq ci réew mi golo yàq ko ci àll bi laa leen di xamal njiitu réew mi nag Marème Faye Sall faaw ñu téye loxoom waaw ba pare door a téye loxo yi jëkkër ji waaw parce que Macky marionnette la rek bu Marème Faye Sall di ko naan defal lii muy def góor man yàlla nañu yàlla musal ci góor bu buqat jabaram yàlla nañu yàlla musal ci góor bu ragal jabaram góor da ngay dëgër am fulla am fayda sa jabar takku la yow yaa takk jabar yaa ko takk góor mooy épouser mooy takk li voilà mooy kii nuñ koy waxatee mooy ñaan moom la ñuy may mais ñàkk fayda ba sa jabar di la jiital moo ñu yóbbal yi ndax ñun ba ñu falee Macky Sall lañ noppee jël suñu réew jiital ko Macky Sall pour la preuve li ñuy waxtaane tey mooy Macky Sall interview bi nga xam ne def na ko ci biir semaine bi su ma juumul mardi la ko def xaw ma lundi interview bi nga xam ne dem na def ko France 24 ñu jëleeti ci gàcce bu rëy encore une fois Macky Sall à chaque fois qu'il ouvre son bec c'est pour faire un diarrhée verbal chaque fois que Macky Sall tijji gémmiñ gi rek ay biir bu daw rek la ci génni waaw da nga koy sentir sax xam ni mais comment cela puisse nous arriver naka lañu mën a dalee un type comme ça koo xam ne Macky Sall pourtant fii man ni ma toogee nii di wax en 2011 Souleymane Jules Diop pourtant la mu doon wax ci Macky Sall yëpp dëgg la de Souleymane Jules Diop la mu doon wax ci Macky Sall xaw ma 2011 la xaw ma kañ mais koo xamante ni ci rêvam bi gën a kawe directeur de service waxuma la directeur général Petrosen de mais directeur de service Petrosen waaw moo nekkoon rêvam bi gën a kawe Abdoulaye Wade jël ko directeur général ministre premier ministre président de l'Assemblée nationale balaa maa dee ñu naan ay am na expérience ban am expérience yow ñu la doon wax xoolal fii nga xool fii defal lii nga def lii ba nga bañee nag ca Assemblée nationale ne léegi lañ lay sant dootoo ko def ci lañ la tëbal lu dëgg muy injustice boo xam ne man bokkoon naa ci ñu ko naqarlu woon ci boobu jamono waaw man bokkoon naa ci ñi naqarlu woon boobu injustice parce que injustice la quand même mais tey jii nii gis nañ ni un type bu toogee biir bi ne faax suy wax sax avec son non mais c'est pas possible quoi non honnêtement accident de parcours mënul weesu lii man benn satisfaction laa am ci nguuru Macky Sall benn satisfaction mooy que ni j'ai la certitude que après Macky Sall même d'ici 100 ans on ne peut pas avoir un pire président kooku c'est une certitude billahi ku gën a yées Macky Sall moom mënatuñ koo am kooku certitude la kon ñun li ñu desee suñu ngir dund bu ñu jaayantee ba tëbal ko dégager ko comme ordure comme un malpropre
benn satisfaction bi ñu mën a am mooy que ni on a expérimenté ñun fekkee nañ président bi gën a télé bi Sénégal di Sénégal derrière Abdou Diouf, Senghor et Abdoulaye Wade que je considère comme le meilleur de tous. waaw pour le moment amaguñu président bu gën Abdoulaye Wade c'est le meilleur ñeneen ñi ci des passable médiocre nul Macky Sall lan moo gën a kii nul sax parce que bi ñuy nekk primaire note yu bon yi passable moo ci tane waaw boo amoon 5 sur 10 ñu ne la passable nga am 4 médiocre 2 moom wala 1 nul waaw Macky Sall tu es nul un président nul waaw ba fi nul yem Macky Sall tu es trop nul ma ñëw ci li nga xamante ne analyse u interview bi d'abord interview bi boo ko dégloo da ngay xam ni Macky Sall c'est un lâche quoi c'est un lâche quand on cherche la définition du mot lâche ou bien de lâcheté ku gis Macky Sall xam ni kii c'est un lâche même avec tout le pouvoir bi nga xam ni ñun Sénégalais yi ñoo ko jox suñuy oto suñuy blindé suñu palais suñu aéroport suñu lépp ak doole ji nga xam ne tey jii jox nañ ko muy contrôler lépp Macky Sall bu toogee il méprise même les Sénégalais Macky Sall méprise les Sénégalais dem ba France 24 taxaw di wax ay fen yoo xam ne non c'est absurde li ma ci gën a naqari en 2012 bi muy doog a falu rusul woon tudd turu Khalifa da doon tudd turu Khalifa Sall avant loolu moo fi taxawoon ne Karim il est beau il est jeune il est intelligent il est compétent moo ko fi doon wax tey Macky Sall nee na du jaar seeni tur xam nga loolu koo bañ dëgg nga ni non kii du ma jaar ci turam sax waaw du ma sax may di ko jéem a may xorom wala dara naan damay jaar ci turam Macky yaay doomu xaram malgré tout tu es le président de tous les Sénégalais mais boo toogee naan le premier ak le second le premier pour wax Karim Wade le second pour nommer Khalifa Sall iñaane na tudd seen tur pour te dire bañ bi mu bañ ñaar ñooñu mais ñaar ñooñu ñooy ñàpp waay ñoo lay bale ci biti ñaar ñooñu noonu ñoo lay bale ci biti ñu bokk ak ñu bañ a bokk Karim Wade bokk ak ñu bañ a bokk Khalifa Sall bokk ak bañ a bokk ak loo mën a manœuvrer parce que tamit depuis ma tàmbalee laay ba tey loolu dama koy wax di ko waxaat Karim Wade dëgg la c'est une figure emblématique surtout du PDS Khalifa Sall figure la aussi du socialisme mais tey jii nii ay Barthélemy Diaz ak ay xawma kanak ñi topp ci Khalifa yépp donte fekkee du ñëpp Khalifa Sall bu bokkul laa wax je mets entre parenthèses moo Karim Sonko Idrissa Seck ay Malick Gakou kenn ku ci nekk yaay jël seen électorat kenn du la ci votel Macky Sall bul ko sax espérer ñi ci jot seen carte d'identité amul ku la ciy votel au contraire kenn du la ci votel kon ñoom ñu bokk ak ñu bañ a bokk man pour man mooy li waaj waxoon rek julli gee door a reer wala reer ba pare door a julli gee bu ci mënta am reer bi du mucc looloo la dal Macky julli gee door a reer wala reer ba pare door a julli mani bu ci mënta am reer bi du mucc laa wax jaajëf Sista Baron siyaar naa la bu wér di ziar Seyda Soxna Zeynab waaw di leen bëgg yéen ñëpp mais c'est ça donc manœuvre yi ngay def toog jàkkaarloog tubaab yi naan ONU waaw c'est pas vrai ONU li mu wax du dëgg non Macky tu manques d'élégance Macky Sall tu manques d'élégance honnêtement quoi lâcheté bi nga àndal
ba ñemewoo tudd turu Khalifa Sall bi nga xamante ni mën naa ne bokk na ci ñi combattre Abdoulaye Wade ba am Abdoulaye Wade daanu Khalifa Sall a usé de tous les moyens pour te soutenir surtout au second tour quand tu étais dans la dèche Macky Sall bi nga nekkee au fond du trou milliards yi nga sàccoon ba mënoo koo utiliser doon làqatu ay Abdou Mbow les salopards de APR là ñëpp Khalifa Sall jël leen casé leen dimbali leen surtout nag Mbaye Ndiaye surtout Mbaye Ndiaye ah ay Moustapha Diakhaté des lâches qui ont trahi ah tey bu ngeen taxawee ne non man du ma tudd turu Khalifa Sall ak du ma tudd Karim Wade loolu soxor la mënoo ci dara lu yàlla ne lii la Macky Sall mënoo ci dara élection 2012 ci candidat yépp man de tey am naa firnde yow démontré nga ñu Macky Sall que ni ah tu étais le pire candidat c'est prouvé par ta gestion tey jii nii Sénégal kees gi amatul xaalis Sénégal am na xaalis de dama leen koy wax nag kees gi moo amatul xaalis parce que dañ ko séddoo Aliou Sall bu ngeen demoon këram di ngeen fa fekk liquidité ay milliards mu toog ci Amadou Ba mii nekk ministre de l'économie et des finances mu ngi ay milliards toog Farba Ngom noonu xam ngeen jàppoon nañ fi Farba Ngom aéroport Roissy Charles de Gaulle muy génnee xaalis ah ak kan nuñ koy xatee poste Mor Domaine Mamour Domaine Mbaye Prodac ñoom ñëpp xaalis bi nekkul ci ay compte du ci ay compte mu ngeeg moom ñu téye liquidité ay olof laa leen di wax looloo tax xaalis bi circulé wul waaw élection yi moom ku bëgg am xaalis moom non damal topp Mbaye Prodac wala ñoom ñooy jël xaalis bi comme guichet automatique ñooy gën a gaaw sax guichet automatique parce que guichet automatique da ngay composer code mais bii élection yii ñu jëm ñoom ñooy ñëw envers vous kaay leen jàppale Macky Sall am 10 milliards yi nii di leen ko sànni mais du leen ci génnee de la leen Macky Sall waxoon démb rek loolu lañ leen di waxaat waaw man de d'accorduma parce que man xaalis boobu man personnellement ku ma ko jox du ma ko laal soxlawuma ko billahi wallahi taala soxlawuma xaalisu buy jóge xaw ma fan man ñëw nañ fii tëjal sa place ñu dem teeru ñu Macky Sall xaw ma fan avant élection législative yi xaalis bu bari leen jox gaay man leen dew ma waaw man dewuma boobu temps combat bi yëpp duggaguñ ci voilà man leen lii gàcce la quoi pour man gàcce la ñëw ba fii ay tëjal sa place bàyyi sa liggéey ñu dem teeru ji Macky Sall ñu yëkkati xaalis fay la loolu su ma ko naree def yàlla na ma yàlla rey loolu moo am Sénégal waaw xar yooyu ngeen di gis bu Macky Sall di ñëw Paris bu Macky Sall di dem fenn fépp ci àdduna ñooñu ñëpp ngeen di gis ñu ci bëri ngeen di fay Macky Sall day fayaate ba biir Sénégal fépp fu Macky Sall dem dafay fay ay nit voilà xam nga nee nañ ay nit da ngay xewle bu ñu lay tagg naan laan waaw da ngay loué bâche da ngay loué siège mais ay nit moom kenn du ko loué dañ koy loué Sénégal dañuy loué nit politiciens yi dañuy loué nit waaw Sénégal dañuy loué nit te loolu politiciens yii la ñooy nekk fii di jël ay nit di ko loué di feesal ay salle xam nga ñoo lay ju res lépp ba tegal la ci sandwich nag su seen aajo fajoo yow maximum 5000 bi ci gën a kawe bi ma dégg 10 000 par exemple mandat 10 000 solal la t-shirt jox la sandwich paasal la lépp buñ ko arrondiree mën nañ ne 15 000 francs 15 000 francs yooyu noonu dina la coûter ay milliards et milliards parce que ka la defal loolu jubliwu ci lenn lu dul sàcc sa keesu état loolu lañu nekk du ñu def yeewu leen Assane Diouf nee na yeewu dafa jot yeewu yàgg naa jot nañu yeewu bàyyi politiciens yi ñu toppal politicien bu même opposition bi ku fi proposé xaalis naan loolu dafay jeex Ousmane Sonko nag tàmbali na ko
ndax gis nañ ca lancement livre ba wax dëgg yàlla man gisuma fa Ndiaga Ndiaye gisuma ko fa de kon rey leen ci moom fexe leen di woote nit ñi di leen wuy si par seeni conviction nit ñi di leen wuy si parce que dañoo gëm seen discours muy Idrissa Seck muy Khalifa Sall muy Karim Wade loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg mais di toog ñu lay loué comme xar révolution nag dafa jot ñu soppi lépp loo xamante ni tey lépp lu doon ñuul ci soow mi parce que tey jii nii naa leen ko xamal ne Macky Sall il nous parle d'émergence horizon 2035 mais ñun li ñu yàlla wërsëgal intelligence jeunesse géej sous-sol mais forêt de la Casamance si on fait le bon choix en 2035 duñu émergent mais on sera développé man maa leen wax loolu man développement laa gëwuma ay émergence mooy koo xam ne da ngay jékki de ñu nëkkal la rek nga nooy pas nga génn yaa ngi lab parce que yaa ngi nëkkal nañ la ngay fi taxu ñu may la air rek nga nooy loolu mooy émergence dañ bëgg nag génn ci ndox mi carrément génn ci complètement libre te pour libre nag dafa am ay sacrifice yu ñu war a def bi kat sacrifice bi njëkk nag mooy ñun ñu yar suñu bopp je le reconnais Sénégal dañu am jeunesse bu un peu mal éduquée waaw pas ci ay affaire de vulgarité wala dara de non waaw je ne parle pas de manière vulgaire wala dara mais éducation savoir vivre dañ koo manqué honnêtement quoi dañ koo manqué parce que dañu jàpp ne li diine ji di def loolu yar la wala dara dinaa ci ñëw après pour ne pas trop génn ci kii bi kon pour dellu si discours bi Macky Sall def su ngeen ko dégloo nee na Khalifa Sall avoué na mais Macky yaa mën a fen Macky Sall xam nga tey Khalifa Sall li mu wax dafa leer je ne suis pas l'avocat de Karim mais yàlla dëgg la bëgg man mi buñ ma faloon mairie de Dakar ma fekk fa caisse d'avance ñu ne ma budget bi lii la préfet bi dafay fekkee préfet ñu bàyyi ñépp jël maire bi moom Khalifa Sall santul kenn na ko voter budget waay kooku noonu dëgg la wax loolu ça prouve que Khalifa Sall est honnête bu ko neexoon ne jëluma miim mais la mu jël waxul jëlul de dëgg la jël na mais la mu jël da ko lew parce que loi bi moo ko wax c'est voté dañuy wax ne dëgg loi bi moo ko may Pape Diop fu ñu jàppee Khalifa Sall waruñ fa bàyyee Pape Diop fu ñu jàppee Pape Diop waruñ fa bàyyi Mamadou Diop ak ñeneen yàlla na ko yàlla yërëm mais naka nga fiy bàyyi un maire ki Khalifa Sall succédé mu taxaw carrément ne man ni ma yore woon mairie bi la ko Khalifa Sall mii yoree mais honnêtement lan ngeen bëgg léegi Macky Sall tu es un malhonnête non tu es malhonnête Macky Sall te caisse d'avance boobu noonu yanaa ki genre ay Ablaye Makhtar Diop bu ngeen bëggee gis ñi nga xam ni i xoolal biñ juddoo ba tey ci système bi la ñuy dund comme jën gis nga ñii nii bu ñu daggalee système bii nii par exemple dafay mel ni jën boo génnee ci ndox rek jarul sax rey jàppal génn gi rek bàyyi ko mu fi taxu ba dee ñoom ñëpp looloo leen nar a dal waaw révolution yi bu tàqee ba ñu modifier lépp ñun duñ leen rey même boo leen tëjul kaso ñooy dee benn par benn parce que dañ leen génnee ci seen domaine de prédilection seen environnement lañ leen génnee moo tax du ñu mën a survivre ils ne pourront pas survivre ils ne pourront pas Ablaye Makhtar Diop lan mooy liggéeyam lu dul katta ndeer nekk di jël suñu mooning maa ngi jéggalu quoi mais kooku moom xoolal mënuma ko def suma xol waaw moom ak Tanor Dieng laay yemele waaw ak ay waa APR ak yéen ñoom ñëpp laa maas nu mënuma ci ñoom cot wax
dara laa mënul ci ñoom delloo ziar Alioune Badara depuis Tivaouane j'espère que yaa ngi ñaan bu baax del fasaale bu wér ci burdu bi xam nga pour li nga xamante ne man moom bu may ñaanal Macky Sall rek na dégager kooku dañ la ciy jox lim waaw dañ la ciy jox lim fii ba gàmmu gi di weesu junni wala junni Macky Sall dégage yàlla na ko yàlla def waaw loolu moom lim la ci comme yaa ngi Tivaouane waaw dañ la ciy jox junni lim par jour bu tuutee nga yokk jaajëf Lamine Gueye waaw Lamine Gueye nee na question mooy pourquoi Macky Sall n'a pas convoqué Mbaye Prodac mais yéen tam bu ñuy wax dóoru doom làq doom kay mooy li Macky Sall nekke du Mbaye Prodac rek ñun dañoo yeb Mbaye Prodac dañ ko yeb mais Mbaye Prodac dafa mos de Mbaye Prodac dafa gis toog pàccoo bi takkar naase Mbaye Prodac li mu jël 29 milliards yi ce n'est rien par rapport ak li Marème Faye Sall détourné moom ak Macky Sall ndax Abdoulaye Sylla bi nga xamante ne lépp luy projet 14 millions ba 100 et quelques milliards laa wax 14 millions ba 100 et quelques milliards Abdoulaye Sylla moo koy gagné Abdoulaye Sylla boobu je confirme que ni prête-nom Macky Sall la Macky Sall moo ko fa teg ak Marème Faye Sall prête-nom Marème Faye la sax laa bëgg a wax xamante nañ Jurbel bu baax xaritu Marème Faye Sall la Sénégal la doon jaay xamul mënul bind sax turam luñ ne nii ñu ne Ablaye Sylla Ecotra moo ko gagné luñ ne nii Ablaye Sylla Ecotra moo ko gagné loolu moo am le plus grand voleur c'est Macky Sall ak jëkkëram xawma jabaram bu mu ci mën a doon may ak seefam Marème Faye la ñooy les premiers teg ci Alioune Sall li mu nekk di roof ci poche actuellement ça dépasse les 200 milliards Alioune Sall laa wax Siré Dia bu poste 109 milliards Mamour Domaine 94 milliards Amadou Ba ay les petits transhumants là ay Diagne Fada ak ay Moussa Sy seen wàll lañ jël si seen wàll la ñu jël si du leneen jël si wuñu yeneen seen wàll la ñu jël si voilà ay Mamour Domaine kële Cheikh Kanté moom li mu jël kenn mënu koo xayma machine mënu koo calculer Cheikh Kanté Mbaye Prodac bébé la ci sàcc de tapette la moo tax mu dem jël 29 milliards waaw bandi yu mag yi 100 ñoom ñu ngi ci 100 yi ay 100 et quelques milliards waxuma sax ay Omar Ñebbe Anne waaw ñooñu moom waxuma leen waxuma ay Omar Ñebbe Anne ak ñeneen ñooñu moom je ne parle même pas d'eux kon ñu war a xam ni tey suñu réew est en danger suñu réew dafa nekk dans le coma suñu bëggee nag réew mi dee complètement rek bu ngeen bëggee réew mi dee complètement nañu nañu jaral suñu bakkan sama gars yi xëy na nag waxtu wi jotagul maa ngi leen koy wax parce que tamit à chaque fois damay gis ñu naan waaw nañu bàyyi Facebook bi nañu wàcc fii ku fi wàcc rek gars yi dañ lay roose heure dee jotagul boo dafay mel ni férié bu tombeek dimanche suba boo deewee ñu ne waaw dafa demoon marché fee déedéet dee da koy jar nañu koy togg nañu xaar rek bu kenn yàkkamti d'ailleurs dama leen di may benn vidéo buy confirmer li ma leen di wax ma leen di may benn vidéo buy confirmer li ma leen di wax ngeen may ma tuuti ma xool vidéo bi jërëjëf si ñu ngi koy jaajëfal kii dafa bokk ci kilifa diine yi nga xamante ni dañoo fees seen place bu seen maam dellu si woon tey duñu soppeeku duñu changer seen toogin te duñu rus duñu sëgg Serigne Moustapha Sy bokk na ci ñi ñu war a ñaanal gudd fan ak wér Serigne Moustapha Sy dañ ko war a ñaanal parce que toujours
il n'est jamais aux côtés du pouvoir, toujours aux côtés du peuple. Genre yi man presque damay subir même chose dafa métti dafa naqadi deret gis nga dëgg mooy li nga xamante ni nit ñi dañ koy daw dañ lay jël di la féetale foo dëkkul mais tey jii nii lii mu wax nii dégg ngeen ko man li ma ci gën a neex mooy que ni lu jot bu jotee rek bul xaar kala ca woo loolu wax la li mu wax nii dinaa ko tegaat après da ngeen ko war a di ko déglu waaw xamal nañu ne lañu def ca Lac de Guiers sénégalais yi di ko jëfandikoo bokk na ci seen tekk-tekkaaral bi mais kun moo mën kano te kun yàllaa ko yor xar baax moo mën xërëm billaahi dee leen saxoo njàpp rek dee leen saxoo njàpp lu ngeen di def lu ne rek di jiital turu yàlla bismillah di ko jiital ci lépp waaw boo ko fàttee sax bismillah awlu wa axiru waaw dee leen koy jiital saa su ne di saxoo njàpp rek donte fekkee def nañ leen dara ndox moomu noonu jëfandikoo ngeen ko ba fu mu ne nii da ngay naan nagam ba kenn mënul yëngu bis dina ñëw yàlla ne tëkk yeewi fas yi ba boobaa Macky Sall sax day yéemu danaan sama sëriñ bi nax na ma fekk naxu la waaw Macky suñu borom moo namm ne da ngay dégager en 2019 te tu dégageras Macky Sall Macky dañuy waxante dëgg mënoo taxaw yow kese ak say kank si waa Benno Bokk Yaakaar ay xawma kan ay Tanor Dieng ñoo xam ne man su ma duggoon musuma dem Nguéniène mais su ma demoon Nguéniène def fa 6 mois suñ ma tëgalee combat Tanor Dieng ma gañe ko billahi wallahi Kër ma jabel sarap ndeem la fa Moustapha Niasse deful tous la fa deful buñ taxawee di ñu ree discours am na yoo xam ne ay vaccin yoo xam ne moom xoolal ñun pare nañ ci quoi pare nañ ci kenn dootuñu naxee ay waaw suma faloo may wax Macky Sall maa ngi ko doon fàtte ci discours am waaw après mon second mandat ci interview bu de nee na waaw moom bëgg na bu amee bu ñi gars yi amoon confiance ci moom ak buñ ko falaatee ñu fexee def réconciliation xawma lan reconstruction yaa mën a fenn reconstruction amu fi de parce que li mu jeexalee mooy li mu conclure mooy des fois il faut tourner la page Macky Sall pour ta gouverne sache que on ne tournera pas la page mais on va changer de livre. Un livre intitulé Pendez les délinquants de la République loolu mooy nouvelle gouvernance bii di ñëw premier mandat bii di ñëw xaw ma kan la bu dee Ousmane Sonko la Idrissa Seck Karim Wade premier 1 an yi njëkk les 12 premiers mois moom duñ tardel duñ tardel waaw loolu moom foog ñu wax ko mu leer kenn duñu yàqal quoi on prend les traites ñi ñu war a tëj ñu tëj leen ñi ñu war a duma ñu war a dagg seen bopp ñu dagg seen bopp ñu war a dagg seen loxo ñu dagg seen ñu war a fay kooku 1 an maximum lay durer am na yenn audience yoo xam ne jarul ay 6 mois ak yooyu preuve yaa ngi fii Macky Sall vidéo yaa ngi fii waaw moom bosam maximum 1 semaine mën na ko durer Marème Faye Sall noonu xam nga jarul sax ñu fiy nekk di jéem a def ay procès di taaweeg ay kër yi jaru ko waaw 1 an yi njëkk moom parce que tamit dañuy waxante dëgg mënuñ taxaw gis nga Sénégal fondation moo baaxul parce que fondation bi mooy lan c'est le système dañuy waxante dëgg système mooy fondation boobu nag buñ ko bëggee broyer ko complètement bon il faut que comme ni koy wax kuy sumb moom da ngay tooy ku bëgg a defar ay omelette faaw nga toj yi nen waaw il faut mu métti les premiers 12 mois dafa war a tar ci bépp côté day tar waaw vraie reddition des comptes nag la ñu wax waxuñu tàppalekat yii fi ne waaw di dàq ji koo xam ne dañ koy jiñ 1 milliard ba pare yow sa jëmmi yow mi koy tongal yaag say ñooñ ku nekk di sëq waaw parce que Macky day compalaate mais moom dafay sëq kooku foofu gars yi bàyyi ko xel waaw man je suis pour la peine de mort je suis pour ñu delloo si la peine de mort pas
pour ay benn dof bu leen di jabaram ak ay kii da doon xeex jam ko paakaat déedéet délinquant de la République amaluñ ñu benn njëriñ da nga leen di tëj prison yaa leen di dundal am nañ 60 ans Tanor Dieng 70 ans Moustapha Niasse 80 ans ñooñu on abrège leur souffrance on les pend en public voilà Macky Sall il est jeune fii ak 2019 55 ans lay xaw kooku mën nañ ko dóor 50 ans de réclusion criminelle mook Marème Faye Sall 30 ans voilà yooyu la quoi xam nga amatul maa ngi dégg te ñëw ñu fàtte leen oo ñëw mooy loolu balaa ñoo xoolaat seen dossier 20 ans que ça sert d'exemple nag ñu bees ñi nga xamante parce que tamit nit ki mënoo par exemple une chose et son contraire sénégalais foog ñu bàyyi naafiq buñ ne nii non yàlla moo ne peine de mort ñun ñu ne li yàlla wax baaxul franchement man je vous comprends pas je ne comprends pas les sénégalais billahi yàlla moo bëgg peine de mort pour ñenn ñi ñeneen ñi ñu toog seen loxo wax dëgg yàlla régime Macky Sall kan ngeen gis ni kii mérité na ñu koy dundal ak suñu xaalis en prison mu toog ñu koy fayal courant mu am ventilateur am télé ñun ñu koy fay biir prison sans qu'il ne foute rien mais nañ dagg bopp bi wala ñu dem pendre ko wax di jeex ñi sàcc ay 100 millions xam nga ñi nga xam ne ay 100 millions yooyu lañ sàcc place de la nation convier tous les citoyens simmi caw sa xiir ñu dëggal ko waaw xiir ku romb barkelu amul ay nangami dóor ku romb ku bëgg a baal sa baal daa sàcc kaa leen barkelu waaw xiir rek nga xam ni du dagg du teppeeku waaw da ngay naan cawr fu la neex bopp bi daal la ñuy épargner waaw suñu cawee ba jant so suba ñu xëyaat nekkalaat ko ci Sénégalais yëpp caw il faut que ñu am un peu de sérieux ci li ñuy def waaw tant que amuñu jàppuñu vrai sàcc yi parce que su ma déggee ay Khalifa sàcc la Karim Wade sàcc la te munoo génnee sàcc bi mu sàcc franchement man j'ai honte quoi Karim Wade li ngeen bi boo bourge yi nga xam ni ñoom ba ñuy nekk ay milliardaires ba ñuy moom Dakar Plateau avant indépendance mooy premier naaru libanais yi fi newoon am li ñuy am nga ñëw taxaw waaw lii Karim a ko moom lii Karim a ko moom dem leen prouver que ni Karim moomu ko tuumaal ma ba noppi ñëw ne Galsen moom tey jii Facebook Galsen moom WhatsApp man naa prouver que ni man moomuma WhatsApp ay waay Samba waay Samba yéen a saf xorom ñun duñu leen def noonu de ñun duñu leen def noonu dañ leen di naan xam nga yéen da ngeen ne Karim na dem uti ay tontu Khalifa naam yéen avocat sax dañ leen ko dul may avocat sax parce que souvent ñooñu mooy loolu dañ leen sax may avocat on vous juge ñi ñuy rey ñu rey ñi ñuy taal ñu taal ñi ñuy pendre ñu fàtte leen tey jii nii Tanor Dieng buñ ko reyoon kan moo koy jooy Tanor Dieng ku mel ni Tanor Dieng tey si on le pend publiquement man de damay maye taaxuraan sama buntu kër damay maye taaxuraan bis bu ma déggoon ñu ne Tanor Dieng pendre nañ ko taaxuraan parce que tamit yàllaa ko wax lépp loo xam ne dalay lor nar a jël sa bakkan te naa leen wax nag ci ban fànn la ñuy jëli suñu bakkan naa leen ko wax lépp loo xam ne daf lay lor laa wax koo xam ne daf la nar a rey dafa am intention rey la dagan na nga rey ko yàlla ko wax mais tey xawma ban hôpital hôpitalu Kolda ñu ngi dem saali fees na dell tey par exemple ci taatu niimi la ñu dem lal ay basang tëddal fa des milliers des centaines de patients mais ñooñu ngeen foo ni ñan ñooy responsable yi bu ñu deewee kan moo leen rey mais ki war a xaalis bi fa waroon dem ñu détourné ko kookoo leen rey premier responsable bi kooku la mooy ki détourné xaalis bi kooku dañ ko war a rey te après buñ paree nag dinañ jël live bi appel à la haine
violence dañoo violent yéen da ngeen xamul lan mooy violence violence ñi koy def actuellement c'est le régime actuel qui exerce une violence sans commune mesure sur la population non man nekkuma Sénégal mais tey am na ñoo xam ne est-ce que xam ngeen ni par politique parce que benn doomu Aly Ngouille Ndiaye nga joteel wala nga wax lu ko naqadi mu tëjlu la est-ce que xam ngeen ni am nañ cas yu bëree bëri ay doomu waxuma la sax ministre fi ñu toog la ñuy woote waaw diw dafa ma tooñ waaw dama bëgg nga dal ci kawam ñu jàppale tëj des centaines de cas mu ngi ci prison bi est-ce que xam ngeen loolu mais foog mu jeex ñun ñu ngi toog am cofeel ci Assane Diouf un dénommé Mamor Mbaye qui l'agresse et fait une vidéo publiquement le menaçant de mort ngeen foog ne loolu du violence tëj ko nag bientôt 1 an le 25 bii Assane di am 1 an ci biir kaso bi ngeen foog ne loolu du violence ba démb maa ngi seetaan débat doomu xaram jooju noonu nekk APR toog way Khalifa nangam da doon jël di fi mais tey man waxuma nekkuma sax doomu Khalifa Sall mais ce que j'ai ressenti mais moo dugg ci télé bi teppi li ma bëggoon yàlla rek a ko xam mais ngeen foog ne loolu du violence Karim Wade doon sénégalais ngeen def tout génnee ko réew mi jàkkaarloog sénégalais yi ne leen Karim Wade kenn terewu ko dugg Sénégal moom moo dawal boppam non yéen am na yoo xam ne soo koy wax sax waxuma sax sénégalais terre à terre waxuma sénégalais terre à terre yi de violence bi ñuy subir ñoo xam ne ay policiers ñoo leen taxaw di leen tëral kan mooy laaj sama photo noonu kan jaala waa après inbox inshallah inbox man nëbbatuuma après bind ma rek ne ma sa photo laa soxla dinaa la ko yónnee inshallah violence bi ñuy subir le bas peuple man boobu sax xolal dama ko sax jëlal ni ndax booboo gën a naqadi sama xol booboo gën a métti sama xol man dama nekk nit koo xam ne je ne peux pas waaw fleur madras one love maa ngi lay ziar bu wér waaw ñu ngi lay ziar Baye Fall maa ngi lay gis non yaay ami ñun kay bu fi mu yem man foofu laa tàmbalee man waaw man ba ma tàmbalee di insomnie di xalaat naka laay def ba Macky Sall parce que tamit qu'on se dise la vérité nee nañu Sénégal musagul am ay coup d'état musagul am guerre civile mais man bu fekkee ni guerre civile mooy tax Macky Sall jóge fi dina fi am de su comme bu ci Macky Sall bañul dara que ceux qui n'ont pas parlé comme mariage rek à l'église lan la ñuy wax bu fekkee ni am na ko lu ngeen war a wax da ngeen koy wax léegi ou bien ngeen noppi ilal abad loolu lañ leen di wax kilifa diine yi waxugul man dama leen di avertir rek dama leen di avertiraat bokk dama leen di avertir kilifa diine ak foo mën a bokk nag Njaasaan Tuuba Tiwaawan Laayeen laa ci yemale ku ci artoogul léegi suba bu ñuy téegal Macky Sall bu ci àtte man duma leen déglu de ay noonu Sénégal maam da baax di ñu sonal déedéet parce que yéen ñëpp fekkee ngeen te yëg ngeen li ñu Macky Sall nekk di ñu ko teg c'est parce que vous êtes entouré de xawma lan nekk ci salon climatisé chambre climatisée xam nga seen addiya yi di ñëw milliards dans vos comptes ngeen bëgg wax ak Macky Sall du ngeen wax ak moom kon buñ koy duma suba soxlawuñu intervention kenn actuellement xoolal man dañu war a geler sax dañ ko war a geler quoi ay affaire de taalibe ak sëriñ man pour man dañ ko war a geler honnêtement quoi parce que kaaw Khalifa Sall rek daf leen war a yee kaaw Khalifa Sall Khalifa
Ababacar Sall daf leen war a yee Khalifa Ababacar Sall bu ngeen déggee tur bi rek xam ni kii Serigne Babacar Sy lañ ko tuddee xam nga buñ ko tuddee woon Babacar Sall Ababacar Sall di ngeen jàpp ne xëy na saxaaba ba lañ ko tuddee directement mais Khalifa gi si tegu rek war ngeen xam ni kii Khalifa Ababacar Sy lañ ko tuddee directement baayam doonoon lu yéeme ci biir kër ci tarixa Tijaan ya ba mu denc sax sëtu Serigne Babacar Sy doon taalibe des premières heures laa wax à part Serigne Moustapha Sy ban ak Mansour Sy Djamil kan ngeen gis mu soutenir ko dama leen di laaj kan ngeen gis ci ñii këram ba ci xalifa bi kan ngeen gis mu soutenir ko dañu war a geler nag am fulla dañu war a am fulla xam ni fii yàlla rek a fi ne fii kuñ fi topp sa maam lañ la toppee Haji Malick Cheikh Ahmadou Bamba Limaamu Laay dañ leen ko rusee ñooñu leen toppee seen sant ngeen jël sant ñooñu ngeen jël tey di ci dóor di ci business waaw Assane Diouf lan doon wax ci mbàkke yi ndaw yëpp dëgg la gars yi dañuy taxaw fii di ko dañ koy ragal wax boo nee bii ñu naan waaw bul laal sama mbàkke bañ a laal xanaa du ngeen amoo leen ay carte dañ ciy wax fii la ñuy ñëw di dóor commerçant yi billaahi wallaahi taalaahi dañ lay fekk bu dee montre ngay jaay ñu jël ta duñu fay bu dee ay dàll ngay jaay dañuy jël ta duñu fay looy jaay rek dañ ciy bëgg a jël ta duñu fay waaw léeg-léeg ñu ñëw rangaloo ci daayira yi fii comme ay yalwaankat seen maam nag liggéeyu leen loolu Serigne Touba liggéeyalu leen loolu Serigne Touba ñi mu liggéeyal dëgg ah ña ngi ca daara yi di jàngal xale yi ñu leen fay fekk di leen teral mais Serigne Touba buy déplacé wu naan day yalwaan la du laaj addiye kenn du ko laaj addiye da ngay toog ñu ñëw jox la ko parce que addiye mooy cadeau naka lañ koy laajee naka la ñuy laajee cadeau yalwaan la te man je confirme li Assane Diouf doon wax nag parce que dund naa ko gis naa ko billaahi wallaahi bu dee damay fen yàlla ma yàlla rey foog ñu geler suñu activité yi waaw war leen ne carrément comme yéen affaire de la république buñ ciy wax seen yoon nekku ci tant que ça vous arrange ou bien tant que ça arrange Macky Sall waaw mais li ma leen wax léegi ci kaawu Khalifa Sall mais dindi leen ko à part Serigne Moustapha Sy bii ma leen tegal léegi mi nga xam ne ba ci conférence de presse nga xam ne Serigne Moustapha kenn du ko déplacé noonu mais mu déplacé wu ku goree ni nii mu déplacé wu te leer na ma ni du lenn lu ko Khalifa Sall defal mais dafa xam ne Khalifa Sall mbokkam la mbokku pas-pasam la moom kese ak Serigne Mansour Sy Djamil laa dégg ci ku bokk ci famille si ku ci dox ne naqarlu ko waxuma ay intervention waxuma ay Macky bàyyil Khalifa ñaan naa la nga baal koog yi waxuñu yooyu amul pour di ko baal Khalifa tooñu ko Karim Wade tooñu ko fii kenn tooñu fi Macky Sall c'est à Macky Sall de s'excuser ah buñ fi déggati sax ay nañu na Macky baal ak na Macky nàngam waaw nañu dimbali quoi nañu am fulla jaamu yàlla waaw geler suñuy activité képp koo xam ne sa sëriñ doy la bu dee tijaan nga demal jàpp ci Taysiir waaw sëriñ Maodo bind na bàyyi fi même sëriñ Babacar ba ci maam Abdou Aziz Sy Dabakh bind na bàyyi fi bu dee taalibe sëriñ Touba nga laa wax sëriñ Fallou bind na sëñ Abdoulaye bind na waxuma sëñ Bamba moom waxatuñ ko jëlal ci benn jëlal Masaalikul Jinaan rek nga tënku ci mën na laa yóbbu aljana waaw dóorkat yi toog fii nag jël seen santuk maam di ci business ak a dóor boo nee nii ñu lay menacé gis naa caga boobu xaw ma nu mu sant
toog ci canapé am VAR bi génnee ko toog di fen yow nga toog ne Macky Sall yow kenn du la fi fal Touba fii ëlbati ko waat taxaw parce que naan ay ñun jeune Mbàkke dem leen ngeen uti liggéey non nañu wax ni dëgg quoi loolu aussi foog système bi jug fi sant Mbàkke warul mën a tax doo dem jàngi doo uti liggéey sëñ Abdoulaat sëñ Saaliw ah ba ci sëñ Mourtala ay mais ay ngandam liggéeykat lañ des entrepreneurs hors pair mais toog bëgg lu yomb 20 ans 25 ans bëgg am kër bëgg a tax ay diryanke ñaar ñetti jabar doo liggéey loolu ku koy def ku ne rek yaa ngi ci toog muy dox te toog muy dox mooy lan wax lu dul dëgg fen dóor toog muy dox lan mooy toog muy sëñ Bamba dafa kii ay tubaay sëñ Bamba digle liggéey ñàkk jariñu Cheikh Ibra wan ñu yoon bi liggéey ñàkk jariñu te loo yor nag joxe ko loolu la Cheikh Ibra woote waaw bu ñuy wax Baye Fall bu ñuy wax Baye Fall dëgg mooy loolu liggéey waaw am Pastef ci liggéey bi ñàkk jariñu mais la lay jariñ boo ñàkkee ba noppi la nga cay jële nga bokk koog ñëpp loolu mooy jikkoy Baye Fall mais toog fi nga toog naan Mbàkke laa sant xool ma le type là imam xaw ma naka Bousso nekk New York ah nekkee fa say tuuxi duuna may wax nga naan da ngay dal ci kaw Sonko di fen naan salafiste yéen lu tax ngeen naafiq état salafiste fii état salafiste mais Arabie Saoudite la mais jour bi Arabie Saoudite di avoué ne moo rey Khashoggi le journaliste saoudien dans l'ambassade ou bien consulat bu Turquie mais ci ëllëg sa Macky Sall il a été reçu mooy bi ñuy waajal màggal gi alxames ba suum alxames Macky Sall dem na fi Arabie Saoudite pendant que France ci boppam gelé activité ak Arabie Saoudite Macky Sall dem def ak nii Arabie Saoudite te premier état salafiste laa wax Arabie Saoudite la dégg ngeen kenn ne Macky Sall salafiste la xool leen bu leen ñu sonal ak ay débat salafiste ak ñoo tey na doon yéeféer ñoo tey voilà ñun suñu yoon nekku ci waaw kii tijaan la kii murit la kii laay kii chrétien la man déggoo leen li ma leen wax xanaa kenn laa taxaw wax publiquement que ni man bu posé woon candidature moom laay dox sama candidat pour le moment awma candidat muy Barthélémy Dias te du jullit parce que dafa ma doy ci jikkoom il a montré sa sincérité il a prouvé son honnêteté et sa loyauté surtout ku loyal ci benn nit Barthélémy boo xoolee xam ne Khalifa Sall defal lu ko loo xam ne tey mooy loolu mais gore bu Khalifa di dee dina dee kooku buñ ko amee comme njiit il ne trahira jamais son peuple leen taxaw nekk fii di ñu sonal naan xaw ma ay wàccaacaa un président qui est parti défiler marcher pour Charlie Hebdo duñ ci dellu si waat mais la ñu defoon suñu sang bi Seydina Mouhamed ki nga xam ne Sëriñ Bamba da ko doon bind bay jooy El Hadji Malick di ko tagg bay jooy Limaamu Laay noonu yéen ngeen bëgg a taxaw kooku noonu ñu saaga ko fi saaga gënee ñaaw Macky Sall dem teg foofu tànkam ngeen waxoo leen ci yooyu Macky ba mu yegsee sax dañ ko waroon dindi suñu bopp réew bu doon jullit yee fi am normalement jullit bi ñuy woote Touba Tivaouane Kaolack ñëpp a waroon génn jubal pale ne doo fi wàcc avion bi bu mu wàcc Sénégal mais jullit bi ce n'est que de nom mais bàyyi leen naafiq yi kuñ fi kiiwati nag dinaa dekkal xorom ku ma fi déggate ay débat salafiste moom kooku moom dinaa créer page spéciale di xorom sa ndey ba nga doon géej kooku awul maa ngi dem te ñëw duñ ko sax négocier Sonko bu ko neexee sax tubbi kooku ñun loolu du critère pour ñu naan kii président la mën na nekk plus kooku suñu yoon nekku ci waaw constitution Sénégal sax dafa tere loolu ñun ñoo d'accord ne nous sommes un pays laïque lan mooy laïcité yàlla bokkul yonenti bokkul waaw
maanaam diine daal duñ ci sukkandiku pour di wax lenn suñu réew li ñu intéressé mooy la république république bi moo féete kaw diine biir Sénégal kooku dama leen ko wax d'après notre constitution diine li ko fa féete kaw dafa bëri de raison pour laquelle boo dumaa góor jigéen boo deful nànk yow la ñuy tëj de wala nga jàpp góor jigéen diri ndeem ba ci kaso ba ci prison yow la ñuy tëj kon bàyyi leen di ñu gëmloo ay murit ak tijaan xoolal ñooñu ñun ñoo leen waaye bu leen ma tax a wax fii bu leen ma tax a wax waaw am na ñoo xam ne fi Serigne Touba tegoon seen tànk teguñ ko fa ay diryanke la ñuy takk di tekki 30 jabar am nañ ko ku ñu takk mos ñaar ñett du lu ñuy wër moom day ume bàyyi nga dem jëlaat keneen noonu kooku tal naa jaamu yàlla kooku est-ce que tal naa jaamu yàlla laa leen laaj kooku tal na soyons sérieux quoi nag kaay yi yeewu taalibe yi nañu yeewu waaw man moom nax ma yombatul parce que am naa samay fulaay bopp ndax gëm naa ba pare Serigne Touba moom Cheikh Ibra borom daaru non gëm naa ba noppi kenn mënatuma kenn duma ci nax te kenn dama ci mënul nax waaw man gëm naa ba pare sëñ Bamba gëm naa ko ba noppi du benn mbàkke buy ñëw boo ma joxee nangam duul laa lay wax nokkul fële waaw am na ñoo xam ne santuñ Mbàkke mais dañoo doon Serigne Touba waaw lu leer laa di wax parce que fi Serigne Touba nekkoon ñoom ñoo ngi fay jéem a ne duñu moy duñu fen dëkkoo yàlla ak alxuraan ay Mbàkke 27 ans même pas 30 ans ah toog ci sa salon climatisé convoqué ay xawma lan buñ nee yi nga naan balaa maa dee ngay menacé naan ku ma wax dara nag diñ ko gis duul teggi na tax rek xoromuma mais du lu ma ragal sax amoo leen jom dem leen ngeen liggéey waaw dama bëgg ngeen dem liggéey moo gën yi ngeen nekkee kon pour revenir rek Xaadim Buso boobu xawma naka Buso imam de New York amal jom da ngay wax loo maîtriser waaw amal jom te ngay wax loo maîtriser man de dama la doon suivre say live yi nga daan def banaa ko te dinaa seet sa Facebook dinaa ko dindi parce que yow jaroo déglu naa féq nga wax parce que tamit am na yoo xam ne mooy loolu waaw man dama la daan suivre de waaw nit ñi di la poser question ngay tontu ndeke yoo sa bànneexu bakkan nga doon waxee dañ na naa la dindi sama kii te képp ku ma déggal aussi dindi li genre yooyu bu leen sax seetaan bloqué sax bu ngeen ko mën a def leen ko mooy yërmande waaw Mansour sëñ Mansour Ndiaye maa ngi lay siyaar wér borom daara ji Xalifa Ababacar Si billaahi Tiwaawan buñ ko fayoon lim leen ji xalifa du yàgg ci kaso bi nii mais Serigne Moustapha Sy Serigne Mansour Sy Djamil ñoom moom ñu goree ngi noonu waaw ñu goree ngi noonu taxaw nañ ko seetaanuñu ko dañuy waxante dëgg am na yoo xamante ne moom jàpp naa ni mooy loolu quoi kon dañ leen di joxaat bon Ablaye Touré Fall dafa mel ni duggul waaw numéro WhatsApp baa ngi noonu
bon aucune réponse la may defal mais képp ku bëgg a woote ci WhatsApp bi numéro WhatsApp baa ngi noonu. peut-être problème de réseau la mais dinañ xamal que ni Karim Wade moom li nga xamante ne moom la Khalifa moom la Macky Sall def ragal ko la def ragal waaw parce que Macky Sall il a peur de tout démb seetaan naa débat Pape Alé Niang am na ko fa wax waaw nee na Macky Sall a peur de tout et de rien waaw nee na Macky Sall a peur de tout et de rien loolu mooy loolu Macky Sall dafa ragal Karim Wade dugg ci biir Sénégal xam nga li bon mooy jël Karim Wade daax ko ci biti génnee ko parce que pour prouver que ni Karim Wade génnewul boppam Sénégal dafa yomb Karim Wade 3 ans la def biir prison comprendre nga 3 ans yooyu noonu mënu ci dem daan day def demande de visa Qatar xawma fan passeport diplomatique moo ko mënoon génni passeport diplomatique ci guddi gi lañu dem biir prison yóbbu fa appareil beeg yépp confectionné ko passeport bi mu génn ci saasi waaw mu génn ci saasi laa wax Mbaye Diouf génnal nga dugaat Mbaye Diouf génnal nga dugaat da ngay génn nga dugaat Mbaye Diouf fekk ko ci biir kaso bi confectionné ko passeport tombé am le procureur général du Qatar ñëw jël si Karim Wade mu leer na ñii waxtaan nañ li ñuy waxtaan ba pare seen dil mooy na Karim Wade génn kaso bi na génn kaso bi génn Sénégal bu mu fi toog sax mu dem Touba ndax bañ nañ nit ñi wër Karim Wade parce que xam nañ ni Sénégal ñi ko bëgg dafa bari mais mënoo leen ci dara suul ker du tere kenn am waaw kooku mënut a nekk ah mais Fama Diakhaté peur de pouvoir Macky Sall moo def lu muy peuree il n'a pas travaillé liggéeyul jegewul sax luy liggéey mais quand même dañuy waxante dëgg Macky Sall à part faire semblant maquillage kese la fi nekkee xoolal budget bi xoolal budget bi waaw déficit budgétaire la ñu am Amadou Ba bañ ko fi waxee Abdoulaye Wade njëkk génn wax ko fi ñu taxaw non c'est pas vrai 700 milliards mu ngi ci kees mu ngi ci kees yi loolu la Amadou waxoon ne 700 milliards mu ngi ci trésor public Amadou Ba moo fi taxaw wax loolu tey nga lu ma déggu ñëw taxaw na non mooy loolu Ablaye Touré Fall sa connexion moo baaxul sa connexion bi baaxul foog naa Ablaye Touré Fall Amadou Ba nee na woon fii moom xawma kan toog def conférence de presse pour vous dire que ni ñii dañu jàppee ay golo wala ay xar quoi waaw lii nga xam ne tey c'est très grave moom li mu def taxaw carrément ne moom li Ablaye Wade wax du dëgg li gars yi di wax ay Mamadou Lamine Diallo li ñu nekkee di wax c'est pas vrai que y a 700 milliards que le Sénégal est très liquide c'était le mot qu'il avait employé que le Sénégal est très liquide tey nga wëlbatiku naan woy ñoo ko tey kii bi am problème c'est fait exprès waaw Ndeye Diouf maa ngi lay siyaar bu wér maa Ndeye Diouf ñu ngi lay béggee wallahi man de fàttalikuwuma Macky Sall fu mu joxee interview benn journaliste sénégalais fàttalikuwuma ko de du Pape Alé Niang
Macky Sall avant muy pour vous dire que ce type là c'est un vrai lâche quoi waaw c'est un vrai lâche bi muy nekk opposant bi muy nekk ci opposition li ko Pape Alé Niang jox plateau kenn jox ko amul benn interview bu mu def ak Pape Alé Niang bi mu faloo ba tey parce que dafa xeeb sénégalais en fait mais fi may jeexale rek mooy gis nga la libération de Khalifa Sall le retour de Karim Wade ak Assane Diouf sa libération kooku pour man affaire de man assaniste la karimiste la khalifiste la tout bon citoyen pour man combat yooyu da nga ko war a jël approprié wu ko dañuy waxante dëgg Karim dugg ci biir Sénégal khalifiste yeeg ñépp a war a jóg ne day dugg par force Khalifa Sall buñ demee xawma cour suprême xawma fan buñ ko bëggee ne du bokk karimiste yeeg ñépp jóg c'est un combat qu'on doit mener ensemble tous les Sénégalais combat yooyu pour man du combat affaire de khalifis ak dëgg la c'est vrai ñoom war nañ gën a wane seen bopp gën ñu koo bëgg mais war nañu ci ëppale parce que injustice la waaw man du ma ci xool kii khalifis la toog na croiser le bara man tamit waaw Ablaye Touré Fall moom xam naa problème de connexion la même WhatsApp bi on dirait que téléphone bi dafa am problème de connexion il me semble vous vous rendez compte Assane Diouf a ngi nii combat Assane Diouf pour yéen ñenn ñi moom dañoo jàpp ne saagakat yi xam nga yenn gars yi doon suivre Assane rek ca war a xeexal Assane Diouf mais c'est pas vrai Assane Diouf ñëpp a war a jug bu ñu wootee pour sa libération amul khalifiste amul karimiste xawma kenn surtout les wadistes nag surtout les wadistes ñëpp a war a jug xeexal Assane Diouf même bu ngeen juboowul c'est un combat qu'on doit mener ensemble Assane n'a rien à faire en prison Khalifa Sall mooy maire de Dakar man Dakar laa dëkk Khalifa Sall mooy suñu maire dafa war a génn allo salaamaaleykum waaw ñu ngi lay siyaar waaw ñëpp nga lay déglu di kontaan ci yow lu bëree bëri di nuyu ñëpp. maa la gën a kontaan te yàlla na Galsen amiin yàlla dafa ñu gàmm gu barkeel ñaan ñi nangu. amiin di ñaan yàlla na fi yàlla jëlee Macky Sall rek. amiin waay barke Seydina Limaamu parce que Sénégal yi sonn nañ trop. Galsen sànq li nga wax dama koy dëggal nit ki toog fu muy toog woote wu ñu jël nit ki yóbbu. du benn du ñaar du ñett ma fekkee. billaahi avec ça ñu ne pays démocratie amu fi de démocratie ñu war a wax pour mu am fi waxuñu muy kilifa dina ñuy seen ceeb di niin faalewuñu seen taalibe yi faalewuñu kenn ñoom seen poste di niin nag ak jongoma ji na rafet rek te kat naa xam ne benn affaire gis nga kaawu Khalifa Sall Macky Sall bu doon xool démb tey ju xool seetaan sax fu ñu tëjee Khalifa Sall moom du ko tëjal boppam ndax dafa daj lu ne ci moom. ñun nag bu ñu amalee léegi njiitu réew boo xamante ni ngorom nekkatul ci moom ñun fu ñu jëm léegi fu Sénégal yi jëm. jàpp réew mi jox ko France ak waa Erdogan ñu koy partage ñu leen neexee du yoon. doomu ministre yi nag fi dafay xaas bu weex tàll op ñuy dee ci hôpital yi. wallaahi ay assassin lañ accouché ci saret mooy ñi di accouché ci saret yi. buñ demee ba ay classe nekk ci mbaar néegu ñax ñu koy def ay classe Sénégal yàqu na. wallaay Sénégal yàqu na Sénégal kenn xamatul fu mu jëm ba keroog saa kenn xamatul fu mu jëm da ngay nekk ci gouvernement yaay taxaw saaka def lu mu la neex du dara dul ci dëkk mais yow boo nekkee opposant wala faroo ak ñoom boo saaka tey doo fanaan sa kër. bu la boo waxee doo saaka samay wax loo naqar rek ñu jël la yóbbu.
man nag maa ngi ci maa ngi ci fu ne naa ne man bu ma tëjoon tey du ma bett ndax maa ngi ci maa ngi du ma leen may dara. waaw. leneen dafa am ba wax xam nga may wax ji. alors ñu ñaaxaat kilifa diine rek nañ xool seen liggéey ma ak fi seen maam bàyyi. defaraat seen ñu sauver réew mi. ah. ma ne te defaraat seen toogaay. na rafet te defaraat seen toogaay voilà li nga wax rek li Barthélémy Dias sànq wax nga ko mooy boo liggéey bu kenn ñaan bu kenn joxe intervention ndax instant yi kenn joxul intervention kenn ñaanul. boo liggéey bu ñu demee ba liy xew na la xew ne bu kenn ñaan bu kenn joxe intervention dama ko wax duñ déglu kenn. ok maa ngi jégalu bu baax maa ngi jégalu bu baax du nuyu ñëpp nag maa ngi ko fay yemale li ñuy wax kan nuyu ñëpp waaw laa bëgg maa ngi koy nuyu fàttewuma kenn ok ciao merci. jërëjëf sa wax rafet na. sa wax rafet jaajëf jërëjëf. allo allo. ñu waat ko ba xam. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw ñun dañoo bëggoon participer tuuti ci émission bi bu lay jeexagul. waaw jeexagul ñëpp a ngi lay déglu bismillah. waaw ñun nag ñi ngi jégalu mbokk waa bitim réew luñu. lu ñu neexul ci dëkk bi mooy que. président bi dafa jàppee ñi ci dof. parce que yow boo nekkee ci kii bi ba ñëpp xeexal la. ñëpp def coalition teg la ci réew mi nga ne doomu jàmbur sàcc la nii kii def na lii nga tëj leen. te yow loolu nga leen diwoo benn preuve bu tangible. léegi nga jàpp dem da ngaa jàppee Sénégalais yi dof. parce que tey xaalis bii ñuy tasare ci dëkk bi hôpitaux yaa ngi fii yëpp ngi ñu xëpp ci ay kër yi nga xam ne ay 1 milliard 200 millions. te boo duggee ci biir dëkk bi am na luñ fa war a def li nga xam ne ni que defuñu ko. deuxièmement mooy que de respect bu mu respect manqué journaliste yi nga xam ne ñi ngi xeex di def investigation di waroon na leen lu bon vers Wade da doon doog ubbi pale bi nit ñëw. bëgg ko wala nga ñàkk bëgg ko amoon na liberté boobu. ali si àq boobu mais tey yow journaliste boo nee doo leen tëj ba pare joxoo leen occasion ñu wax la critique la wala poser la ay question te boo ñëwee bitim réew nasaraan si traité la nu mu la toroxal ko kay question yi nga xam ne bëggoo ko dégg toroxal ko loolu jàppee sa waa dëkk ñàkkal leen fayda la ba pare respecté woo leen dëgg la ba pare lu gën a bon mooy que lu musta am Sénégal dañu jaxase léegi xeet yi da ngay gis tukulóor bu nekk ci télé bi di saaga foog ni ñoom léegi parce que président bi tukulóor la moo gën te loolu musta am Sénégal musta am Sénégal loolu foog ñu wax ci de ñii tukulóor laa damay toog ak ay nit ma boo leen déggee nu ñu wax rek pour ñoom léegi ñoom ñoo gën ci xeet yi te passeport defuñu ci tukulóor defuñu ci séeréer sénégalais lañ ci def Sénégal jeen bi ñëpp ci yam Sénégal wolof bi benn la wolof bi amul tukulóor amul séeréer ñun ñëpp a bokk Sénégal kon ñun ñi nekk bitim réew sax bu ñu ñëwee gis bu fa am gis policier yi gis douanier yi gis yi nga xam ne ni dëkk bi changé wul te dafa régressé parce que bon yeneen président yi ba mu fi nekkee amoon na benn liberté amoon na benn paix bu fi amoon jàmm bu fi amoon mais léegi ngay gis ay sëriñ ñuy jël micro di wax nit yi di saaga sëriñ bi respect buñ leen joxatuñ leen ko dangay gis xalif seen la bu wax gaa yi jël micro bi ne ànduñu ci ay sëriñ New York wax gaa yi jël saaga ko mais loolu stabilité boobu amoon dëkkandoo boobu ñu amoon kii boobu ñu amoon Sénégal ba ñëpp naan Sénégal pays teranga pays de stabilité pays de liberté loolu amatul wallaahi dëgg bu wér nag il faut que Sénégalais yëpp jóg ñu sacrifié wu pour suñu doom ëllëg
parce que tey tant que changé wuñu constitution bi ñu def benn constitution bi nga xam ne ak ku mu mënta doon muy Sonko keneen ak keneen amoo droit jël sa njaboot teg ko fii amoo droit def nii dañ laa war a poser ay questions ne serait-ce que même bu dee tous les 2 mois da ngaa war a toog journaliste yi poser la ay questions nga tontu loolu dañ ko war a def ci constitution bi kenn dootu ko mun a dindi mais assemblée nationale nag gars yi dañu war di dem assemblée mais assemblée ña fa nekk dañu tàccu rek dañu tàccu lañ fa nekkee wallaahi parce que dañ leen jox xaalis jox leen ay milliers de litres de carburant ba pare loolu contrôlé wuñ ko tey ku war a dem assemblée dañ laa war a contrôlé sax ñoo la war a tàcc laaj la nee la yow assemblée ba nga fa demee loo ñu waxal loo ñu defal mais bu dee dañ la jox ay 10 millions discrètement jox la oto ku romb nga may ko 1000 francs ku romb nga jox ko kii loolu du yoon xaalisu nit yi dañ koo war a jaarale ci yoon wax fan lañ ko fan lu tax ñu koy maye lu tax sax ñuy jël député di jël xaalis di ko may xaalis boobu muy maye est-ce que moom moo ko moom lu tax ñëpp ko bokk ñëpp ko bokk tey loolu moo war a dañ loolu sénégalais yi ñoom ñoo war a jóg ñu teg benn constitution bi nga xam ne ni que député daa war a rendre compte policier bu ci mbedd bi daa war a rendre compte Ndiaga Ndiaye bu jël oto surchargé ko ba mu fees mu daanu nit yi dee ndogul yàlla wallahi enquête dafa war a am de dafa am ay culte de responsabilité dafa war a am tey policier bu ñu jox téeméer nga bàyyi oto bi jàll oto bi daanu dee policier boobu ñu jël xaalis dañ ko war a interroger wala sax à la limite tata bu nekk benn policier boobaa corruption du am te gars yi dañu respecté dawal tous les jours nit yaa ngi dee ci dëkk tous les jours ay ku nekk lu la neex ngay def sénégalais mooy da ngay gis ku taxaw ci mbedd bi ci saw def lu la neex parce que dara boo bëggoon hôpital kenn ñëw rek parce que taxantaama ngi fii liggéey ñu jàllale la ñëw moom duggal ko fekk benn paa ngi toog fii di rak suba il faut que sénégalais yi ñu jóg ci ñu discipliné ñu changé suñu bopp tant que changé wuñu yaruwuñu suñu bopp mënuñoo avancé te yàlla nee na ñi peuple nu mu mel noonu la ay njiitam di mel ñun bu ñu changé wul mënuñu am njiit yu baax mais bu dee nag suñu jeunesse yëpp tàccoog fecc lamb rek moo lañ fi nekkee moom wallaay du ñu dem fenn parce que dëkk boo dem da ngay gis xale yi ñu ngi leen di jàngal technologie ñu ngi leen di jàngal don de soi ñu ngi leen di jàngal ñun suñu dëkk moom vacances yi xale yaa nga ngay fekk xoolal force jeunesse bi nu ñu amee doole leen rek lañ fe def lamb ban dëkk la développé il faut que ñu changer il faut que ñun ñëpp commencé ci ñun ñëpp liggéey Sénégal ñun ñu am comportement bu normal bu jógee bitim réew ñëw boo defee naka sodul noonu policier bi nee la ñëpp parce que indi nga benn billet nga joxe ko yooyu yëpp dafa war a bañ mooy nag il faut mu bàyyi ñeneen ñi waaw li nga xam na solo te d'accord nañ ci à 100% ñu ngi lay jaajëfal bu baax jërëjëf yàlla leen yàlla taxaw yàlla suñu waajur ak suñu askan bi yëpp seen émission bi yàlla na leen ci yàlla taxaw amiin waay jërëjëf wax ji am na solo te rafet franchement ñu ngi koy jaajëfal di jaajëfal ñi fi woote woon ñëpp waaw moom loolu mu wax noonu sànq mooy li ma wax rek waaw mooy que ni 1 an yu njëkk yi après Macky Sall 1 an yu njëkk yi di foog mu métti ci ñëpp parce que dañuy yàq bu boobaa dañuy toj waaw fondement bi fi nekkoon dañ koy dindi yar sénégalais yi ñuy yaradiku yëpp ñu yar leen ay saw ci mbedd ak puub ci mbedd ak ay agression ci ay tunnel ak ay gainsement di taxawaaloog premier chantier bi nag mooy dawalkatu sareet yi waaw parce que tamit véhicule attelé warul di daw ci capital dañuy waxante dëggu quoi waaw déjà am na maltraitance animalière benn mais ñaareel bi majeure partie waxuma ñëpp nag de mais majeure partie dawalkatu sareet yi yëpp ñooy agressé la nuit c'est ça la vérité waaw dawalkatu sareet yi ñooy jóge feneen sanc Pikine Géejawaay fu ne bu guddee ñu dem ga tekki sareet yi wër di agressé loolu lañ fi nekkee parce que xam nañ koñ yëpp fu nekk la ñu leen di yónni ay bagages waaw foog ñu dindi sareet yëpp fichier leen ñoom ñëpp benn par benn parce que agression bi moom ni mu mel Sénégal moom da ngay waaw ñu dugal beneen dernier intervenant kan après ñu door a terminer parce que émission bi gudd na foog ñu dem nekk ci yeneen am na ñoo xam ne dañuy dem suivre bourde bi am na ñoo xam ne sax dañuy dem bourde foog naa dañ ko fiy dagg rek ba vendredi prochain incha allah dañuy ñaanal ñëpp gàmmu jàmm
waaw lépp lu ñu ñaan ci guddi Seydina Muhammad boobu yàlla nañ ko yàlla defal li ma waxoon ci màggal Touba bi rek laay waxaat na ñëpp ñaan que Macky Sall dégage xam nga et que suñu réew révolution bu mat sëkk am ci. waaw sama sister Fatoumata Danso One Love maa ngi lay ziar bu bare voilà kon discipline boobu noonu foog mu am mais incha allah dinañ ci ñëw ci yeneen jotaay. incha allah na ko ñëpp sellal waaj ko def ko ci les règles de l'art ngir yàlla mën cee nangu suñuy ñaan waaw ñaanal réew mi surtout la maam Abdou waxoon rek soo nekkee cib gaal yor ëmb bi lu mu mën a am valeur ñaanal gaal gi mucc ndax su gaal gi muccee rek ëmb bi dina mucc kon ñun ñu ngi ñaan suñu gaal di Sénégal yàlla na mucc ñun ñëpp ñu muccaale ba mu des Macky Sall ak ñi ànd ak Macky Sall One Love sama gars yi vendredi prochain ci yeneen jotaay waa dafa jot yëpp maa ngi leen di béggee One Love Fatoumata Danso xam nga di béggee bu wér merci beaucoup Pa Assane Diagne di béggee bëri sama frère Alioune Badara Mbuub Lamine Gueye Ndiaye Maram Faye Sëtu Salmon Badaru Lo xam nga Arona Ñaa Leus Galsen waaw loolu mooy sama bro yi nga xam ne ñoom laa nekk ndool ci liggéey bi mouvement dafa jot duma fàtte mukk Ibrahima Faye xam nga góor yàlla yi nekk mouvement dafa jot ñëpp wësam waaw yéen a ma gën a xam quoi di ziar sama sister Baron sama yaay Ami Diop xam nga Penda Ndiaye One Love sama maman Ndey Diouf xam nga dugaat dafa jot encore ziar madame Mayga ziar nuñ koy xatee Farine Ontu Sall di la bëggee yéen a ma gën a xam Thiès Diène yéen ñëpp rek Viviane waaw yéen a ma gën a xam quoi One Love di leen jox daje vendredi gàmm gi moom xoolal fas leen ko rek sëñ Bamba mën na ko Alaaji Malick mën na ko Limaamu Laay mën na ko Seydina Mohamed mën na ko nañ ko ñaan yàlla naga mën lépp moom waaw ma ne ko yàlla moom moo mën lépp kon nañ ko ñaan fi sabilillah One Love jaa ngeen jëf